ñu delsi ci suñu émission Al Amine tey nag ñu defee si ko fii ci suñu kër Serigne Moustapha Cissé xalif général bu Pire defe naa bu ñu jëlee émission Al Amine ñëw defee ko fii si kër gi def nañ ko fu ñu ko war a defee waaye tey tamit ñu bëgg a gis beneen aspect ci Al Amine parce que ñu bëri dañu foog ne diine ji aussi jullit yi yenn yi seen loxo waru ci dugg wala amuñu si xalaat te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne njàngaleem dafa matale àddina tey ñu toog ak benn kilifa diine ci Sénégal di xalif général waaye nekk diplomate boo xamante ne ni li mu def ci wàllu diplomatie ñëpp teg nañ ci seen bët te jàpp nañ ne jullit yi am na lu baree bari loo xam ne war nañ ko xam ci moom surtout ndaw ñi ndax ëllëg ñu xam fan la ñuy teg seen tànk ki ñu dalal tey ci émission bi ci këram waaye di suñu kër mooy suñu waajur ñun ñëpp son excellence alhaaj Moustapha Cissé Pire Cheikh Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Oustaz Mouhamed Amine Dramé maa ngi lay nuyu Oustaz Fadil Gueye di nuyu mbokk yi ngeen àndal di gërëm bu baax ci ñëw bi nga ñëw tey ziara sa kër pour ñu def waxtaan woo xam ne dafa jëm ci mbokk yëpp du mbokk Sénégal rek mais fu jullit nekk rek wala sax fu africain nekk dans la diaspora waxtaan bi ci ñoom la jëm may itam di leen sama bég 2STV yi ngir bu rafet bi ngeen di def maa ngi leen di si bu wax jàngale bi yeete bi communication lépp on na yoon wasalaam. dëgg la jërëjëf Cheikh Moustapha kon tamit jotaay bi ñu ngi ci ànd ak as-saxafiyul qadir Cheikh Fadil Gueye borom as-Sahwa nga xam ne taxawaayam ci journalisme ci wàllu arab ñëpp teg nañ ci seen bët moo ñuy dimbale si jotaay bi ci yenn commentaires yi incha allah parce que tamit thème bi moo ko laaj waaye ñu bëree bëri ni ñu jàppee yonent bi dafa des jàpp nañ ne ci wàllu jaamu yàlla julli woor ci lañ ko war a roy waaye luy doxal àddina wàllu diplomatie wàllu relation internationale côté boobu noonu liñ ci xam ci yonent bi dafa tuuti loolu gis seetlu nga ko wala seetluwuloo ko. seetlu naa ko bu baax te itam ànduma ci. te itam fu ma toll maa ngi leeral ni l'islam du diine julli ak woor rek. julli yu bari boo seet fukki julli yoo ab yu dem. juróom-ñett yi dégguñu l'islam ndax dafa nañ ni l'islam julli rek woor yor kurus ci mbedd mi wala foo dem. wala ubbi kaanu jàng foofu la yem te du loolu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni ci xeet yépp amul bii xeet amul baa yoon si ko jiitu woon ku ci nekk dafa am xeet yu ñu yónni ci ñoom fa nga yem moom nag yàlla daf ko yónni ci ñëpp ni ko tam dama bëgg na nga doxal yërmande na nga doxal formation na nga doxal éducation ci ñëpp kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diplomate la woon homme d'état la woon kii chef de guerre la woon lépp la woon ndax boo ko seetee bu dee wàllu diplomatie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy yebal rakam Jaafar ibn Abi Talib di ko yónni Abacha mu dem pour waxtaan ak Najashi buuru Abacha Abacha mooy Éthiopie léegi ci Afrique waaw ci Afrique waaw nga xam ni boobu li tax mu di ko fa yónni mooy bi nga xamante ni yéefar yu mag yi commencé nañu boobu yonent bi ñu ko gëm bari wuñu boo leen toggalee kër jëf du jeex waaye ñu bëgg leen découragé di jàpp ñi ko gëm di leen métital di leen dóor di leen tëj te lu nekk yonent bi ci xalaatam bu rafet mu ne léegi naa rawale sama nit ñi foo xam duñu leen mën a jot mais fan laa leen yóbbu xel jox ko na leen yóbbu Abacha Éthiopie léegi te booba kañ ak Éthiopie du woon jullit dëgg la boobu chrétien la woon dëgg la waaye chrétien la woon boo xam ni dafa maandu woon xam état xam àddina
am yërmande ku ñëw mu fat la dimbali la taxaw la ku ñëw ku néew doole ba demee ci moom mu dimbali la mu yebal fa nitam ñooñu ñu dem làqu ji fa ba ñu fa làqoo yéefari màkk yi comme ñu bari alal ñu ne léegi buur moom ger ko rek boo geree loo bëgg am ko waaw dagale wurus yu bari dagale alal yu bari nit nañuy dem léegi wax buur bi ne ko Muhammad mii nga xam ni moom nga nangu nitam ñëw ci yow moom dafa contre sa diine waaw dafa contre dafa bëgg a dàq sa diine na fi sa diine jógee diinam ju bees ji mu indi nga xam ñu nga buñu ko mu toog fi kon dàqal nitam ñi nun noonu jox alal ju bari ji waaye bi ko yonent bi yéegee sallallahu alayhi wa sallam ci xelam mu rafet mu yebal rakkam Jaafar ibn Abi Talib seen ñaari bàyyi bokk ndey ak bàyyi dëgg la ni Jaafar nekk un jeune homme boo xam ne yeewu na xam na àddina am na fit am na yar am na teggin parce que fitu kese baaxul fit baax na mais fit bu ànd ak yar ak teggin day yàq dëgg la mu yebal Jaafar dem yéefar yi toog Jaafar toog mu ne Jaafar waaw lu xew yéefar la jëkk a laaj lan moo xew ñu wax ko ni kii ab yonent la boo xam ni dafa ñëw bëgg a yàq suñu diine maam yi ne buñ jaamooti xeram nee na bu ñu lekkati médd nee na bu ñu def li bu ñu def laa mu ne waat mu déglu leen déglu Jaafar aussi Jaafar ni ko yow buur bi nga xam ni yaa nekk fii ki ma yebal ci yow laam ñoom lay waxee waaw kii dafa ñëw fekk société bi yàqu dëgg la waaw ku ëpp doole sa morom nangu alalam ku gis jigéen boo ko bëggee doo ko takk da nga koy jël yóbbu ku tooñ moo fi nekkoon te groupe bu nekk boo jógee yaa ngi góor loo am yaa ngi song nit ñi yaa ngi def agression fu nekk pour dagale alal pour bëgg ëpp ni ñu doole mu ñu ne loolu la dañ na loolu dañ te it nañu fexe ba ñu dundal mbokk ndax mbokk alal yàlla la nañu ñee yërëmante bu kenn tuur dereti kenn bu kenn fen bu kenn sàcc bu kenn lekk médd te ñun ñëpp nañ jàmmoo doxal suñu diggante xalaat suñu rafet kii lii lay wax waaw mu ne ko waaw baax na yéen kat seen diine ji ak sama diine ji daanaka benn la sorewul noonu tax sama diine la santaane daal di ne yéefar yi dem leen seen yoon ak bëgguma seen alal bëgguma seen dara man dëgg lay doxal ngir ma ne lay doxal li yàlla bëgg lay def kon ñii fi Muhammad làq si bi ñu fi jógee ma téye leen loolu xam nga diplomatie la bu mag fu mu ko defoon Afrique dëgg la donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yi ko doxal relation diplomatique waaw ndax Jaafar ambassadeur la woon dëgg la mu jox ko lettre de créance dëgg la lettre de créance moom li mu ko digal ne ko bari na nga ko wax Jaafar ñëw jàkkaarloog chef d'état bi muy Najaasi boobu mooy bu rëy coppi wax ko Najaasi nangu li mu ko wax jàmm ne ñooy ñoom fa yebaloon dem toog fa ci jàmm am na ñoo xam sax fa lañ des dëgg la ba loolu kon loolu diplomatie mag la bi mu demee tam Madinatu Munawwara ñu ko yàlla diggalee mu dem Madina chef d'état la foofu dafa tëral constitution xam nga mi sàqul Madina dëgg la constitution boo xam ni matière yi ci nekk article par article la ci ëpp waaw mi ngi wax ak ñi nga xam ne duñu jullit dëgg la nañ leen juif yi chrétien yi waaw juif yi ak chrétien yi te xam nga ci dañu ay xeet ban na di bay na xëy na xaa bani xoroy et cetera te ku ci nekk ak sa culture mënu ñoom ñëpp nañ respecté seen diine nañ respecté seen culture nañ leen may jàmm nañ am nañu droit jullit yi ñoom ñëpp te ku ci nekk na nga respecté sa morom na nga respecté chrétiens yi ak juif yi bu leen kenn tooñ bu leen kenn jaagati juif yi chrétien kii kat mosuñoo gis ko nu mel ndax ñun kat yonent yi fi daan jaar daawuñu wax lii te it suñu wóor yi ñu wër fii xam nga booba Zunawaas mi ngi nekk Najraan di nekkoon yahud nekk juif di lor chrétien yi ko chrétien yi bi ñu dikkee nag ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba bëgg dégg li mu wax ñu ne kii daal ci dëgg-dëgg ku jëra àndal la ku ñu ma dëkk la mu daal di créer li ce qu'on appelle l'état de Médine pour pouvoir ñu séddoo ko mu forme gouvernement d'union nationale gouvernement mooy daje
ñi jullit ñi juif ñi chrétien ñi leneen bu ñu dajee ku ne wax sa xalaat ñu tëral ni lii mooy tax jàmm am lii mooy tax kenn ku nekk nga am sa droit te xeex du am xuloo du am agression du am mais loolu lu ko gën a rafet dëgg la sëriñ bi lii nga wax si théorie bi def naa am benn nit bu am xel lu dul boo déggee li di nga ko rafetlu da nga xam ne wàllu diplomatie dafa am fu mu wéeru ci diine diine daf ko jàngale façon boo xam ne bu yéeme la mais bu ñu ñëwee ci wàllu pratique yow diplomate nga boo xam ne ci alamul arabi def naa ku la xamul amul indi nga fi ay njiiti réew réglé nga ay problème surtout fi àddina gën a yëngatoo ak ñàkk xamante bi doog nekkoon diggante réewu arab yi ak réewu nit ñu ñuul ñi loolu naka nga mën a def ba loolu nga dox ko indi fi ay buuri arab Arabie Saoudite ak yu demee noonu yooyu yëpp naka nga mën a def ba def liggéey bu am solo boobu. xam naa lu jëkk li mooy rek ndimbalul yàlla ndax yàlla ku mu dimbali incha allah loo yëm di nga ko mën waaye itam ci fi ma yaroo la sama bàyyi Seydi Hadji Malick moo ko yar dëgg la nekkoon secrétaire am dara umb ko ci moom même bi mu demee Alaaji Malick ba gis bi naqari sama bàyyi ko daan liiral waaw moo ko daan liiral moo ko daan wéttali fu mu jëm ànd ak moom te Seydi Hadji Malick itam fii yonante bi teg tànkam fa la teg tànkam noonu la meloon moom tam jamonoom ak buur yeeg administration française ak ñëpp sama bàyyi gi daan yónni mu koy dox te loolu ci laa yaru du dëgg ci laa yaru bon ak itam nag suñu oustaz suñu mag ju baax ji suñu Cheikh Ahmed Tidiane si eh bien moom itam moo ñu formé wax dëgg yàlla dëgg la moo tax bi président Senghor décidé ni daf may bëgg na ma may ambassadeur daf ma woo ma dem fekk itam Senghor sama collègue bàyyi la woon bu yàgg yow seen xarit yaa fi yàgg trop mu ne ma dama la bëggoon a nommé ambassadeur mais poste amagul bon daal ni diw ma nga Caire nga xam ni kon Caire la ma bëggoon yóbbu waaw waaye dañu bëgg nga dem Arabie Saoudite comme conseiller d'ambassade loolu en 68 boobu xale la ma dem fa def fa 2 ans képp ñu ne ma ambassadeur fekk na boobu sama itte yëpp mooy Arabie Saoudite temps boobu digganteem ak Sénégal xamante amu fi ndax aj ji rek ujaa gi dem màkk dem dikkaat kasaaw mais xamante amuloon dara amutoon te ba booba jamono benn dërëm mosul jóge ci arab dugg Sénégal dara booba jamono aussi benn chef d'état arab mosul ñëw Sénégal waaw mu nekkoon loo xam ni relation yi fi woon mais relation yi c'était artificiel bi ma demee convoi Faysal ñëwoon na Afrique dem Mali dem Guinée tëb Sénégal rek boobu Senghor a ngi fii bi avion naawee tiim Sénégal dafa yónnee Senghor rek message nuyu ko parce que chef d'état ci wàllu diplomatie booy tiim réew sa nawle dafa koy yónnee message nuyu ko loolu la def mais non man li may jëkk a def mooy dinaa fexe ba Faysal dem Sénégal loolu ma nekk ci di ci xare yàlla may ma nag ci biir gouvernement saoudien ma am ci ay xarit bu dee ci affaires étrangères Mohamed Ibrahima Soud moo doon secrétaire d'État aux affaires étrangères ñu xaritoon lool ak moom daanaka bis bu nekk ñu toog ndax ma daa wax ne moom boo dee ñëw da ngay xaar ba 14 heures 2 heures jot gars yi wàcc ma toog ñu waxtaan ba saa yu neexee ak góor gu ñu Rachad Faraon moo nekkoon conseil bi gën a jege roi Faysal dañ laa xaritool di wax ak ñoom di dugg ci génn ba Faysal ñëw Sénégal pour la première fois bi ma nee président Senghor Faysal def fi ñëw mais gëmewu ko comment moo ko jékki-jékki wax ko moo ñu ko waaw moo wax ni dana ñëw fii dana dem Mauritanie dana dem Niger te it bu yàggul dama dégg ci la muy Faysal mu wax loo xam ni daf ne Senghor daal ñun léeg-léeg dañ naan est-ce que du jullit te di ko waaw ndax mbaax gi mu leen di wan waaw ndax mbaax gi man ko bi mu ko waxee rek laa di alhamdulilah man li ma doon togg ñor na ndegam kàddu gi jib na fi fekk booba kilifa bu jógee Sénégal tam ñëw Arabie Saoudite umra xam nga ministre yooyu pendant les vacances dañu dem Arabie Saoudite danaa fexe ba sama xay boobu Ibrahima Sow secrétaire affaires étrangères jël leen en charge ñu nekk ganu buur bi
am na ñoo xam dañu am sax mu yóbbu leen audience ci Faysal. ñu waxtaan ak moom. alors puis Faysal nag décidé ñëw Sénégal. bi mu ñëwee Sénégal boobu temps ñaari accord de coopération amoon na. no benn. amoon na diggante Sénégal ak Arabie Saoudite. comme avion yi ñoo yóbbu ujaay yi. Arabie Saoudite. dafa nañu accord aérien mais accord ba. kenn doxalu ko woon. am day parce que accord ba day dox. mu am lu ñuy wax échange d'instruments d'identification. bu gisee accord bi. Assemblée nationale Sénégal na ko dëggal. waaw ñëw itam. moo xam assemblée la wala benn institut bu ko mën a dëggal ñu dëggal ko. ñu weccente di dëggal yooyu. mooy échange d'instruments de ratification. li ma jëkk a def mooy fexe ba man ak ministère étrangère. Arabie Saoudite Omar Sagaf. ñu échanger accord yooyu. avion yi soog mën a dox diggante Jeddah ak Sénégal. loolu laa jëkk a def. bi Faysal ñëwee nag fii. Senghor teeru ko teeru boo xam ne kenn mosu ko gis Sénégal gépp. waaw génn teeru ko. teral ko fekk na bi mu bëgg ñëw waa parti PS ci Senghor am nañu commission d'organisation. chef d'état bu ñëw ñooy woo nit ñi fu ñu teeru leen. am ñu ma dégg ci rajo ñu wax ne Faysal la ngi ñëw waaye moom buuru jullit yi la bu kenn tëgg. bu kenn fecc bu kenn riiti bu kenn wax dara. yoo ko déggee rek ma tëgg mën a xam ma ne président Senghor mais Faysal. buur la chef d'état la. chef d'état dañu ko teral. waaw te itam réew mu ne am nga culture. moom réew mu am nañu culture. bisu korité moom day fecc moo ko ay frère am. feccum jaas waaw ñu leen di gis. Senghor ne ma ma ne ko amul ma kon demal ci rajo bi nga wax. waaw ma dem ci rajo bi ne ñëpp génn ñëpp laa wax. waaw c'est-à-dire rek bu kenn saawar a fay. waaw bu kenn solcal gu ñàkk fayda. mais tëgg leen riiti leen woy leen. def wane leen suñu culture wane leen suñu culture. waaw mooy ñu teeru ko teeru boo xam ne amu ko fenn. daf ko daan wax ni ma teroo Sénégal mosuñu ma ko teroo fenn. bi mu delloo nag. ñu jël fii benn délégation bu mag. Ousmane Seck moo ko jiite woon. moo doon ministère de la coopération. ànd ak beaucoup de techniciens. ñu dem ànd ak ñoom toog ak roi Faysal. ak gàngooram. ñu signé ay accord de coopération économique et culturelle accord social accord culturel et cetera. ci la coopération commencé dox. ci la Arabie Saoudite commencé soog a dimbali Sénégal ci wàllu xaalis. waaye maa ngi lay wax Mamadou Lamine Dramé. bi ñu may nommé ambassadeur. boobu temps benn dërëm laa wax. mosul jóge pays arabe dugg Sénégal. dëgg la boobu benn délégation arabe mosul ñëw fii Sénégal. waaw ci man la tàmbalee. waaw Arabie Saoudite dimbali ñu. Ousmane Seck ñëwee. ñu dem Koweït. Koweït dimbali jox 30 millions de dollars. pour voyage. ndimbali commencé dox. te it mën naa wax ne bi ñu mën a ambassadeur 70. ba 90. ba 2000 pardon ba l'an 2000. waaw. kilifa gu jógee Sénégal fii ci wàllu gouvernement bi. dem Arabie Saoudite. maa la omat ba yóbbu la. tàmbale ci Senghor. dëgg la ndax Senghor. bi Faysal ñëwee. ba dem xam nga chef d'état boo ñëwee ci sa morom sa nawlu chef d'état ba ngeen di tàggoo dañu bind un communiqué. li ñuy wax communiqué officiel boo xam ci la ñuy wax li ñuy dëppoo. dëgg la ci fin bi lañu naan. chef d'état bi nga fekk dafa ki nga fekk si dafa invité naa la. te bëgg naa nga ñëw. dëgg la maa ne ko léegi yow président Senghor. roi Faysal invité na la mais kañ ngay dem nag. Senghor rek dafa nekkoon nit koo xam ni ku organisé ni moom mosuma ko gis. day def programme à long terme. bu déwénee daa def nangam. feeg ñaareel dinaa def nangam. mu programme visite bi. mais bi mu ko programmé. comme xale bi dafa xawoon sori. ndeysaan balay loolu Faysal génn àddina. rakkam Khalid remplacé ko. waaw ma ne ko léegi il faut nga def Égypte bi. mu ne waaw damay dem kon Arabie Saoudite dem Égypte ma ne ko déedéet. wëreel monde arabe ndax xamuñu la. ah bon ma ne ko waaw. comment ma ne ko nangam. tournée boobu Senghor def. ci réew arabe 3 semaines. waaw. am na presque at di ko préparé. waaw di jaabante diggante Sénégal ak. capital yi ñu war a dem. ba mu jógee fii.
dem Arabie Saoudite dem Syrie dem Koweït dem Émirats Arabes Unis dem Irak dem Soudan dem Égypte dem Qatar réew yëpp ngul ko. 3 semaines. waaw. chef d'état bu am 3 semaines ci àll bi. xam nga néew na. dëgg la. ànd ak délégation bu mag. arab yi xam ko nag xam nga nit moom bu la xamul rek. waaw dëgg la waaye léegi Cheikh Moustapha point boobu. xam nga li ma gën a yéem man si sa wàllu diplomatie. xam nga boo xoolee sax ba léegi débat yooyu dañ koy posé ci média yi diggante Arabie Saoudite état boo xam ne état salafi la dégg nga yow nga nekk sufiyanke dégg nga nekk muqaddam nekk cheikhu tarixa léegi Arabie Saoudite ñoom dunduñu ay tarixa mais teewul li nga ràbb ci diggante bi est-ce que loolu moo jaaxal nit ñi parce que fi ñu toll ni yow nan nga mën a ràbbee loolu ba Arabie Saoudite wóolu la dëkk naar yi wóolu la Sénégal mu nekk diggante bu rattaax ba daanaka sax doo fa gis daanaka ay kii am na tarixa wala kii kee nekk si tarixa kii nekkul si loolu feeñu fa benn yoon ay jullit yuy jëflante yu nawlantoo dëgg-dëgg loolu man ni nga ko ràbbee fi mu ne ñun loolu bëgg nañ ko xam. waa kay. waaw ni ma ko ràbbee nii rek la. ci niñ ma yaree d'abord. sama bàyyi dafa nekkoon nit ko ubbeeku lool macha allah. bi mu nekkee fii ba ni mu fi jógee daanaka kër yi diine yëpp ay xaritam la yoon. digganteem ak sëñ Fall Mbacké ñëpp a ko xamoon kenn xamul seen digg ni mu leer woon. lu sëñ Fall jógee dégg nga te Cheikh Abdou Lahad leer lool moom itam. bi mu génne àddina mu sama baay Cheikh Abdou Lahad ñëw jàlli si ko pire. waaw daf ma ni sa baay day sama digg ak moom. fi mu àgg yàlla rek ko xam. li ma du dem gi ma mu naqari ndax dem mënul ñàkk. waaye su ma teeloon a yëg ni faatu na. danaa teel a ñu bokk ñu ko dugal ci bàmmeel. pour ma te sama wël rek moom. yéen nag seen bàyyi laa woon démb rawatina tey te sama kóllëre ak sa bàyyi ci yow laa ko bëgg a mottalee moo tax sama diggante sa jàpp laa ñëpp ko xamoon. kazali ko noonu la meloon ak kër diine yëpp Ndiassane. Laayeen. kër Cheikh Issa Hadj Ibrahima Niass. moom mag rakk la ñu woon lépp la ñu woon. Baye Niass dafa jàpp comme doomu ju mu juuf. ci lu wér ndax kóllëre googu. boole ci itam. bi may dem bi ma nommé ambassadeur. suñu guide Cheikh Ahmed Tidiane Sy suñu oustaz moom a jël ci diplomatie ndax moom lañ jëkk a nommé ambassadeur dans les pays arabes. bi Sénégal mi indépendant moom lañ jëkk a nommé ambassadeur en Égypte. bi ñu ma nommé fekk mu ngi ci tournée nekk Beyrouth. mu yónnee nii lu ma yàkkamti naa fa jaar. waaw voilà ma jël sama poste. ma fekk ko Beyrouth. ñu toog waxtaan. mu ne Moustapha naka jekk sama rakk nga te naka jekk dama aw ci yow yaakaar. ndax man seetlu naa la. waaw léegi. daa bëgg ñu waxtaan. poste bi ñu la jox. na nga ko téye bu baax. na nga fexe ba nga dañal lay ci doomi soxna yëpp. ndax suñu mbokk yi nga xam dañuy gëm philosophie occidentale. dañu defe di ko jóge ci daara waroo mën dara waroo xam dara. loolu na nga ko weddi yow. est-ce que na nga fexe ba loolu na dañ. est-ce que benn ñaareel ba. na nga xam ni. boo amee succès. doomi daara yëpp ñoo ko am. la qadrallah. boo defee échec. doomu daara yëpp ñoo échec. dëgg la te bul wéet xam nga looy bul wéet ma ne ko loolu lépp looy def. na nga bàyyi sa xel sa nawle doomu daara yi. na sa xel nekk ci ma nekk ci keneen nga ne lii kat su yàqoo. Cheikh dana ko yëg diw naa nga mooy moo jàppal ni photo rek yaa ngi ñu représenté ñun ñëpp. te nga fexewaay ba na nga réussir nga dañal lay. ci kër yi doomi soxna yi xam nga loolu dénkaane bu rëy la. bu rëy sax. te dégg ko bu ko yem fii. dafa ma daan gis. di ma digal. su ma amee lu ma jaaxal ma waxtaan ci ak moom. fa tabarakallah. dama président Senghor jëkkee woo di ma yónni ci Yasser Arafat. ma ne ko Arafat Senghor woy dafa woo bu gaaw. télégramme ma yónnee. je vous demande de venir immédiatement à Dakar. Senghor yem foofu. waaw ma ne muy lii ma jàmm la. waaw
man sama secrétaire madame de Diagne madame mooy yow sa jëkkër mi ngi liggéey ci ligne aérienne yi fexeel bu ma am réservation ëllëg ma xëy fi teel fanaan yi Dakar via Paris ma ñëw aéroport 19h protocole bi gàttandu ma ñëw président nga ñëw léegi pare ma ne mooy li mu lan la man naka laa dugg rek mais muy alors jeune homme ça va dal di rey ma ne kon jàmm la toogal ma toog ma dama lay yónni ci Arafat ma ne ko Arafat mu ne wala la da ngaa ragal ma ne ko déet maa ragal lu ma dara mu ne mu ne ma waa toogal ma wax la rek fekk boobu mu d'accord moom ak roi Hassan II ak Mendes France mu nekkoon président du conseil en France ak Rudolf Kreski mooy nekkoon premier ministre Autriche d'accord nañ pour dox ay jéego fexe ba convaincre israéliens yi ak palestiniens yi nañ daje waxtaan parce que léegi xam nañ seen problème xeex du ko réglé waxtaan du ko réglé ñu dénk nag sa ko mu def contact yi mu yónnee ma Yasser Arafat defe naa nag jëkkoon dafa yónni benn conseiller am koo xam ne français la woon ndax lettre bi ma jox lu bëri ko Arafat def nii la ko tàmbalee monsieur le président cette fois je vous envoie un homme de confiance voilà daal di tudd sama tur wax di des ma dem seeti Arafat waaw ak moom loolu dox naa ci ay yoon ba Arafat ñëw Sénégal ñi mu jëkk ko yónni ci Arafat en mois de juillet 75 Arafat ñëw fii mois de juin 97 pour la première fois mu dugg Afrique noire et bon daa soo mosaan te boobu guerre Beyrouth baa ngi fii pendant la guerre de Beyrouth maa ngi daan dal Beyrouth Ouest fa la ay yoppi woon ci hôtel Palestine benn hôtel wax ay Palestine ñoo ko moom Arafat boobu lu war moo daan recevoir muy ay 3 heures du matin 4 heures du matin te su ma fay dem su ma ñëwee garde yi ay xale lañ 17 ans 18 ans yow seen kalachnikov ma jaar ci seen biir loolu dox nañ ko ci secret kenn xamul ku lu Moustapha Niass boobu temps mooy directeur cabinet Senghor su ma daan dem mooy préparé xëy na waaye bi ci noonu naka lay demee bon bi ma jëkk dem boobu chef bureau palestinien à Dakar Abou Khalil moom la àndal waaye bi ñu génn Sénégal xamante wuñu ku ne da nga réeré sa morom ba ñu àggee Paris lañ soog a daje waxtaan dem Damas du oto dem Liban fekk fa Yasser Arafat bi ma jëkk gis Arafat mi ngi toog yu bari xaw ma ko xamee ndax dafa dee bopp neen te mu xam nga amul kawar mais yi ñu koy xoolee tuuti mooy kuuf yi waaye lii ma ko xamee mooy baat bi naka laa duma ahlan sax safir kay fa xalan ma ne borom baat bi moom la alors ñu def loolu ñu ko doxal ci secret nag bu tàng jër su ma mosaan dem moo defee suma rapport compte rendu Senghor su ma ñëwee kan moo koy tàppee secrétaire moo koy tàppee alors bu ko tàppee mu liir jox ko mu jox Senghor woo ma ñu discuter ci rapport bi noonu laay doxalee suñu diggante ak Palestine ñu nangu nag léegi négocier léegi d'accord Arafat ne ma neel Senghor bu sama bàyyi nekkoon ba léegi dinañ man dof laa ndax ñoom seen jamono wax ak Israël xalxalatu ko mooy ko waaw muy ma te ñun tam xam nga li ñu daan wax mooy nañu sànni Israël ci géej Israël aussi li mu daan wax mooy palestinien bi baax mooy bi dee kon nag ñun suñu négociation lu dana doy waar la mais mu gi dañ d'accord bay di négocier moo tax yooyu itam bokk na ci li ma dox ci wàllu diplomatie li nga si dox dafa bari ba suñu ko doon lim du jeex mais c'est que àddina bi fi ñu toll góor gi c'est-à-dire que ñun ñu bari di am xel dañuy tiit surtout bu ñu xoolee réew yi nga xam ne réew jullit yi actuellement ñu ngi koy daggatee di ko gën di daggatee ñu leen di gën di tas di leen gën di féewale tey daanaka da ngay gis média yoo xam ne ci réew jullit yi au lieu ñu jéem a tabax seen réew mais seen yitte yëpp mooy suufeel yàq der tuumaal seen mbokku jullit yi comme ñoom donc yow vraiment dama jàpp ne yow àddina bi yëpp
ñoo war a xam li nga liggéey ci dëgëral fraternité bi ci diggante jullit yi dox jàmm ci diggante ñu bokkul diine yi waaye fi ñu toll ni jullit yi dañu soxla ci seen biir ñu xam nga tey bu yàggul dama dégg kuy dal le roi Faysal. waaw le roi Faysal. di wax ci moom wax ju ñaaw. dégg nga bon ma ne ku ne wax ju mel ni le roi Faysal. ak lu nit suufe war ngaa xam ne du nit ku ndaw. nit ku màgg la. waaw donc yow yaa xam Faysal. waaw Faysal nit ku màgg la comme ni nga ko waxee. waaw. ku yeewu woon lool. jàmbaare lool. intelligent lool ba mu ëpp. ba mu jéggi dayoo. te it daf ko am ñu daan wax ne Faysal dafa xaw a nekk extrémiste ci wàllu diine mais du loolu. sax dafa gëmoon diine ba mu ëpp. waaw ba nga xam ne diine rek gëm dal waaw. bi mu ñëwee fii. mais ñëpp ngi may dégg ñu ko fekkee woon ñu ngi fi am na ñu fi nekk quand même. ku demee Habib Thiam Abdou Diouf Moustapha Niasse ñoom ñëpp ñu ngi fi woon. ak ñeneen. bi ko Senghor invité bi ñu añ ñoom ñaar di échanger discours comme ni muy amee. daf nay président Senghor man de bu ma sañoon chef d'état yi Afrique mais chef d'état yëpp moo xam jullit lañ moo xam duñ jullit. su ma sañoon ñu mel ne yow loolu wax Senghor ci dégg jamono ak xam ak mën a dox jàmm ak ma lijjit ay problème su ma sañoon chef d'état yi mel ne yow loolu la ko wax moo koy sant ko kay ko muy wax loolu ab chrétien comme kay kooku nit ku ubbeeku la woon ku dégg jamono waaw bi mu nekk itam roi ci Arabie Saoudite moom laay soog a nekk ambassadeur alors dafa daan def une fois ci at mi mu ñëw affaires étrangères ñëw ambassadeur yëpp ñëw taxaw wër ko mu def discours wax xalaatam ci problème yi ba pare taxaw ku mu neex nga laaj ko ku mu neex nga laaj ko mu tontu la ñëpp mu tontu la koo kay nekkoon na un homme ouvert bon encore lu dul dëgg daaw ci wi moom Faysal mukk lu dul dëgg daaw ci wi gis nga bi xam nga bu dëkk ñaari Pakistan moo amoon Pakistanu Sharqi mooy Bangladesh léegi ak Pakistan kii nga xam ne moo noonu demee ñaari Pakistan soriyaatoo boo xam ne seen diggante ëpp na 1000 kilomètres te diggante bi géej gi fi ñooñu kay bi anglais yi génn foofu ñoo créé loolu rek ndax anglais yi li ñu wute français yi mooy anglais yi fu ñu génnee fi bàyyi problème boo xam day tax nit duñ jubóo Bangladesh dem ba nit ñi am indépendance bu amee indépendance ki ko jëkk reconnaître mooy Sénégal Senghor moo jëkk reconnaître Bangladesh ñu ne Bangladesh li ñu xamoon ñuul moo tax Senghor reconnaître leen mu naqaroon Arabie Saoudite ndax Arabie Saoudite bëggoon Pakistan nekk benn rek continué mais bi ma Omar Saddam fooyee ministre des Affaires étrangères ñe waaw yéen tax ngeen reconnaître ça mu ne woowu mooy la parce que da ngeen reconnaître Bangladesh du loolu rek mais roi Faysal dafa bëgg problème bu xew ci Afrique gépp nañ jëkk laaj Sénégal waaw ndax naw na seen politique naw na seen doxalin ma wax ko raison yi tax Senghor reconnaître Bangladesh waaw jàmm nañu mosuñu am problème mukk diggante Sénégal Arabie Saoudite waaye nag oustaz dina ubbi benn parenthèse Arabie Saoudite ak seen dayoo seen alal lépp addina bi yëpp ñoo ci gën a bari pétrole pétrole bi ñu am du jeex fekk ñaari téeméer ay milliards bari la seen doole jooju yëpp ak li ñu nekk toujours daanaka ñuy capital spirituel du monde musulman mais malheureusement amuñu politique africaine amuñu politique africaine di wax nañ ko ba tey waroon Arabie Saoudite di mu waroon dugg Afrique jàppante africain yi dimbali africain yi def ko te wax naa ko seen responsable yëpp yow xam nga
arab yi ni ñu mel. dëgg la. dañuy dégg di ñoo xam ni ay sentimentaliste lañu. boo bëggee seen kanam wax leen lu leen neex ak kii amul solo. waaw man dañ naa bu ñu dem Moussa yii dafa ko xam lu bëgg dafa nànk di. waaw ñu sax yow kooku dof la dëgg rek lay wax. alors dama leen ko wax toujours. tant que amul leen politique africaine. dëgg la seen mission des na. dëgg la. waaw te loolu nag wax dëgg yàlla. waaw moo manqué. mais léegi nag li wax ci diggante état yi. waaw xam nga occidentaux yi. muy colonialiste yi impérialiste yi. te suñu ko waxee dëgg-dëgg ñëpp nga dem ci Amérique Angleterre France. dañoo dugg boo xam ni. dugg boobu moo ñu taxale. te ba léegi jeexagul. dëgg la ndax ñoom dañ koo def seen mission. saa su nekk am na lu ñuy tëral. pour jaar suñu diggante. te ñun nag ñu sàggan surtout suñu mbokk arab yi. dëgg la. càggante koo xam ni bàyyiwuñu xel ci loolu. jéemuñu ko combattre. waaw jéemuñu ko combattre. dëgg la xanaa bàyyi moo tax yi xew di xew. waaw jaar diggante état yi ñu xuloo di xeex et cetera. loolu mbir la moo xam ba léegi dañagul. waaw xëy na génération yi ñëw. ñu jéem a góorgóorlu fexe loolu mu dañ ndax loolu du ñu avancé. waaw lu bari tardé yi. waaw ba dama jàpp ne góor gi li nga wax dafa nekk lu wér loo xam ne kenn mënu ko weddi. arab yi côté yu bëree bëri ni ñu fa waroon a taxawee des na. waaw tey boo xoolee tey ñun booy xool léegi Sénégal sax wala réew yu mel ni ñun daanaka mboolem xeet yi dañuy njëkkante. waaw léegi bu njëkk arab yi lañ daan jëflanteeg léegi gis nga Turquie yi ni ñu ñëw. ñu ngi def ay réalisation yoo xam ne. nit ñaa ngi ciy teg seen bët. léegi yaa ngi gis Perse yaa ngi ñëw. iranien yi. ñu ngi ñëw di jël terrain bi. léegi bu ko defee léegi arab yi ñoom dañu war a am fulla am jom. c'est-à-dire que ñoom ñu war a jëflanteeg ñu mel ni yow par exemple nga xam ne sénégalais ngeen africain ngeen xam li fi xew. xam alamul arab yi xam addina bi. te ni ñu leen waroon a dégloo dëggantaan bu ñu waxee dëgg-dëgg kenn mënu ko weddi des na. waaw des na bu baax a baax loolu kenn mënu ko weddi ko. xam nga oustaz Turquie li muy def lépp. waaw. arab sax moo ko dàq junni yoon. waaw. moo ko gën a mën tam junni yoon. waaw. ndax Turquie dinañ soxlal Arabie Saoudite ci wàllu alal. waaye du soxlal Turquie. dëgg la mais Turquie yàlla may na ko loo xam ni mën na ci def coopération. ak réew yi nga xam ni ñoom la ñuy wax le tiers monde wala alamu saalis. waaw te ñu ngi koy def. Arabie Saoudite moo dàq loolu foofu. dëgg la moo ko waroon di def. waaye réew arab yi nekk Moyen-Orient. dañu sàggan foofu. dama tudd Arabie Saoudite rek mais réew arab yi parce que mooy capitale yi mooy seen kii waaw mais li fekk Maroc. lu mel ni Maroc. waaw du ko ci fekku leen ci. dëgg la Maroc gis nga roi bi fi nekk léegi vraiment. ni muy def coopération diggante ak bu baax Afrique noire. waaw dëgg la Algérie la même chose. bu Tunisie yi bariwul ay doole mais mi ngi ko jéem a def. lii bi daanaka du Kadhafi mujj na ne moom africain la. dëgg la moo fi woote woon États-Unis d'Afrique. dëgg la Kadhafi. day lu ko dal ci la ko dalee. loolu mu woote woon. waaw moo naqari occidentaux yi. ba ñu fexeel ko ba rey ko. bi nga xamante ni peuple libyen am nañu jóg. jéem a def révolution lu néew. ku leen dooleel. occidentaux yi. ñoo wote benn résolution au conseil de sécurité. nga Kadhafi a ngi bombardé civil yi. nañu def zone d'exclusion aérienne. zone yoo xam ne avion du naaw ci ko. mais résolution boobu. dañ ko mujj interprète nu leen neexee. surtout Sarkozy ak Obama. surtout Sarkozy France. daal di ne léegi sax mission bi nañ ko dénk autant ko xam li mu doon. ñoom lañ daan wax ci Kadhafi. ñu ngi bombardé civil yi. ñoom ñoo jël di bombardé Libye ba Libye tas. te mokk rup
waaw rey Xadafi. waaw li ñu bëggoon rek moo rey Xadafi. parce que Xadafi li ñu doon tuumaal Xadafi lu ko gën a garaaw moom la Bachar al Assad di def. te kenn defu ko dara. moom la Bachar al Assad di def. te lu ko gën a garaaw te kenn defu ko dara. Bachar al Assad li muy def. waaw day néewal doole jullit yi. waaw néewal doole arab yi. te ñoom lépp lu néewal doole jullit yi. waaw ànd nañ ci loolu. waaw loolu rek la dañuy wax ni ci kaw rek. waaye ànd nañ ci. par conséquent. Xadafi moom moo fex tax Union africaine taxaw. dëgg la. Sirte de Libye fallait proclamer Union africaine en 1999. foofu la ko proclamé. moo daa woote aussi États-Unis d'Afrique. chef d'État yi arabe africain yi bari ànd ci. mais chef d'État yi aussi. ñu nga leen xam ne rek jëngoo ko rek. dëgg la. bi Xadafi dee ba léegi déggatoo kenn wax ci dara. dëgg la. kenn. alors te am na chef d'État yoo xam dañ ne woon. par exemple lay Wade. dafa na man pare naa sax pour nekk simple gouverneur. ñu def États-Unis d'Afrique. ma nekk simple gouverneur bu ñu koy def Sénégal moo ci jiitu. keneen wax loolu chef d'État yi gis. te bi xanaa fi dee. waaw ku ne ëmb sa gémmiñ. kenn waxatu dara. dëgg la loolu. waaw taxawaay daal war nañ ko gën a xoolaat. gën ko defaraat léegi nga xam naa question bi balaa may jox sëñ Fadil mu def commentaire ci waxtaan bi mu commentaire am si waxtaan bi dund nga ak le roi Faysal. mu nekkoon shaxsiya boo xam ne alam bi xam nañu ko. léegi mais tey analyste yu bëree bëri ci alam bi. waaw roi Abdallah mais tey ko nekk waaw ki nekk tey Arabie Saoudite le roi Salman. addina bi tamit daanaka gisin yi ci moom dafa wuutee ñii dañ koy tagg mais yaakaar ju delsi la daanaka Faysal moo delsiwaat ci gëm-gëm ci jël combat wu arabe yi delsiwaat occidentaux yi ak ñi ànd ak moom tey di ko diaboliser di ko xas guddi di ko xas bëccëg attaque yu métti yi nga xam ne tey depuis Salman ñëw li ñu attaqué Arabie Saoudite attaque yu mel ni mosuñu ko gis léegi Salman yow bu dee xam nga ko yow ban jàngat ngay def ci moom. waaw xam naa ko baax sama xarit la. waaw bi ma nekkee man am na juróom-ñeenti at Arabie Saoudite. waaw xam naa fa dara. bi ma fa nekkee boobu moo nekkoon gouverneur de Riyad. moo nekkoon nag président commission bi nga xam ne ñooy yar presse yi. commission de discipline moo ko présidé woon. ku def loo jël lu jaarul ci presse ci presse yi. commission boobu moo lay atte. bu lay tëj la bu lay sumi la mu leen def te ko. moo ko yoroon ay at yu bari waaw. ñëw na fi Sénégal. Abdou invité ko 99. maa doon ànd ak moom. ku dégg ba ci yàgg na fi. bu baax a baax. nit la koo xam ni. moom nag jàmbaar la. borom fit la. bu am fit lool moom. moom Salman bu am fit la. nee rek moo niru seen baay Abdou Aziz. Abdou Aziz mi nga xam ne moo xeexoon ba Arabie Saoudite taxaw. waaw jikkoy kooku la yoree. ni mu ko nuyoo physiquement. waaw noonu la yore jikkoom loolu la ñuy wax. te man bi ñu ko falee daal di Arabie Saoudite am nañu roi. kii ñi fi nekkoon ay magam lañu mais bokkul ak ñoom parce que moo leen gën a dund jamono ndax moo leen gën a ndaw. waaw moo leen gën a dund jamono moo leen gën a ndaw. bi mu ñëwee fii. dañ dem Popenguine ci palais président bi nekk foofu. mu ne dafa bëgg a fii ma ne ko comment da ngay fii parce que aw Arabie Saoudite buy fii. waaw xam nga ñoom fa ñu nekk muy Riyad amul géej. dëgg la amul géej amul dara. mais dafa fii ba ñu yëpp jaaxle. est-ce que fii ci Popenguine. waaw bon alors mu nekk koo xam ni dafa am formation jamono bi. waaw te it Faat moo ko yar Faat mi magam. waaw moo ko yar te Faat nit ko intelligent la woon. waaw moo tax Salman moom bañkat la. bañkat la xam naa xel ni américain yi. bu ñu sañoon Salman du nekk roi ku mel ni mu nekk roi. waaw ndax influence ko yombul. waaw moo tax lu ma dégg léegi rek ci ñu ma leen destin Salman mi ma xam. destin nañ dem ba ci kanam rek xam naa yu bëree bëri. waaw
ku mel noonu nag. est-ce que bëgg diine gi nekkoon ci roi Faysal ak bëgg boole jullit ñi xam nga roi Faysal daanaka yow ni mu nekkee sa xarit noonu la nekkee woon sa xaritu wayjur sa Ibrahima Niass noonu la nekkee woon xaritu sëñ Falilou foofu boobu damay wax ne temps boobu ay wahabi yi kenn du ko wax dégg nga tey naan état wahabi loolu mosul poser problème donc léegi tey ñu dem rek nit ñi bëgg a jël Arabie Saoudite def leen noonu Sénégal loolu vraiment tamit histoire saxalut loolu benn noonu Sénégal man nag fan yii nag oustaz dama gis loo xam ne jaaxal na ma gis naa ko ci presse bi am na télévision yi ci def table ronde ma gis ay nit ñu expliqué ñaar dañ ne ko Arabie Saoudite dañu jàpp ni ñuy jaam mi naan ya fa nekk dañ leen maltraité dañ leen toroxal duñ leen jox lekk duñ leen jox fu ñu tëdd nangam kasa man am naa Arabie Saoudite juróom-ñeenti at mosuma faa yëg loolu mukk mosuma ko faa yëg te yëg laa wax de bokk la dégg te ba moo nekkee fu arab ba mu fay soog a nekk am na réew yu bari fii amaguñu ambassade foofu Sénégal moo leen fa nekk loolu Gambie amul fa ambassade Sénégal Mauritanie gi boobu tàñ gi ñoo leen fa nekk loolu Burkina Faso boobu ba mu dootu woon tax Côte d'Ivoire Bénin ñëpp maa leen représenté woon mais d'accord ñoom affaire carte de séjour soo fa nekkee soo amul carte de séjour yaa ngi ciy xatal sax bu ñu jàppee dañ di refoulé waaye li ma fay dégg léegi nii wax dëgg yàlla mosuma ko faa yëg mosuma ko faa gis moo tax mu jaaxal ma waaw te loolu yaakaar naa ni am na ñu nekk ci biir di jéem a féewale Arabie Saoudite ak réew yi ci des surtout le Sénégal ndax Sénégal arab bi dañu leen fonk lool soo même temps bi ñu jàpp raafal nit ñi nga xam ne amuñu carte di def pour jàpp boo ne Sénégal lu ñu bàyyi la Sénégalais mosu am problème Arabie Saoudite dañu Sénégal dañu jub xam nga affaire drogue waaw drogue kuñ ko jàpp Arabie Saoudite dañ lay rey amul beneen wax rey waaw dañ fa rey ay waa Nigéria waa Pakistan ndax ñooñu dañu jëm la table drogue waaye dañu Sénégal yi rek ñoo dugg ci affaire drogue est-ce que ci Sénégal bu ñu nekkee fii ñu ngi liggéey ñu ngi dem Makka di julli ñu ngi dem Medina di ziara dañ leen bàyyi tranquillement loolu laa wax ba am moo tax li xew nii léegi wax naa ko ambassadeur bi keroog wax naa ko nag Fadel Gueye ma ne ambassadeur bi mais yow pourquoi lii ñu wax ni doo tontu doo def communiqué wax dara mais waxal parce que sa réew man yàgg naa fa te lii ñu wax xaw ma ko woon te lii bu ñu ko bàyyee dañ ne fenn kenn weddiwul dëgg moom dëgg yam ñu ngi yàq sa der mun ma waay mais est-ce que dina am effet suñu relation ak gouvernement bi ma ne ko gouvernement bi nit ñi laa wax dañu war a xam nit ñoo am solo dëgg la parce que gouvernement ñi ñoo ko fi teg alors mais yii ñu dégg bu fekkee ne kenn yooyu ko Sénégal lañu dem ba ni Arabie Saoudite kat c'est pas la peine parce que nii la mel naa la mel loolu day yàq seen deru réew dëgg la xam nga dañ ko jàppale sax ñun incha allah loolu dañ léegi xam nga bi ñu nekkee ci aj gi Màkka yàlla def na ñun man si ña fa mujj ci laa bokk dernier avion sénégalais yi ci man ci laa nekk mais da ngay toog nekk Màkka sénégalais yi ñu naan média yaa ngi wax ne sénégalais yaa ngi xiif bay yelwaan ci mbedd yi génne nañ leen hôtel ya dàq nañ leen ma ne man bon xanaa bu ñaari Arabie Saoudite moo am dégg nga am na si soxna soo xam ne dama ne boo matul ab siise la quoi dama ko dëkk micro mu ne ma ñun dañoo xiif ma ne ko waaw mais lu xew mu ne ma xiif bi ñun ganaar la ñuy ndékkee ganaar la ñuy añee dañoo sonn dañoo xiif ma ne ko añee ganaar ndékkee ganaar loolu mooy xiif donc ñun foofu moment boobu Sénégal yi fi ñu nekk jamiyatul birr mu ngi ci seen wet bés bu jot da leen di jox añ da leen di jox ndékki da leen di jox lekk gi dañ koy tuur Sénégal ñu naan léegi ñu ngay xiifal leen di rey mais léegi li nga wax dëgg la Arabie Saoudite aussi moom li mu war a jël pour défendre réewam
leeral nit ñi bu ñu waxee lu dul dëgg mu démentir ko ñoom it dañoo noppi. dañoo noppi il faut ñu wàcc ci population bi. waaw parce que julli da ngay setal sa bopp. waaw mu ngi noonu. waaw bu fekkee wax day ñuy wax di wax yow nga noppi. waaw dafa mel li nga wax. waaw ànd nga ci. waaw dëgg kon loolu lu war a seet la bu baax a baax. waaw góor gi xam naa comme waxtu yi mu ngi dem te dama bëgg a jox sëñ Falilou. mu def commentaire ci waxtaan wi. balaa ngay ñaanal. ak ban kàddu ngay jëmale ci réew mi. parce que fi ñu toll nii wax dëgg yàlla. bu fekkee dañuy wax dëgg rek. yow mën nga waxal Sénégal. incha allah mën nga waxal kilifa diine yépp dégg nga parce que comme ni nga ko waxee sa relation ak kilifa yi fi nekk ñii say mag lañu ñii say rakk lañu. waaye tamit diplomatie bi nga def bi nga dox defal ko Sénégal ñëpp ko rafetlu te loolu nekk ndono ci yow. jëlee ko ci sa waajur sa waajur jëlee ko ci Sidi Hadj Malick jëlee ko ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. donc il faut kaddu gu mujj gi ngay jëmale population bi ma bàyyi sëñ Falilou def commentaire am ba pare comme en tant que journaliste waaye tamit ku xam suñu relation diggante ma suñu relation ak alamul arabi bi ak yi ci aju. Mouhamed Lamine Dramé. li may njëkk def d'abord mooy gërëm la ci émission bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy yore fële fii ci 2STV mu nekk émission bu am solo muy Al Amine vraiment téléspectateurs yëpp rafetlu ko jullit ñëpp rafetlu ko man noowu émission bi rek vraiment moo ma njëkk a frappé di la gërëm ci loolu bu baax di la sant di nuyu suñu mbokk suñu xarit aussi El Hadj Ndiaye jëm ci Arabie Saoudite vraiment ñu bëri ñu ngi koy diaboliser xëy na peut-être comme ni ko son excellence waxee xëy na ñàkkul lu ne ci ginnaaw mais vraiment jaaxal nañu parce que loolu dafa xëy rek ñu kët rek cëppeeru ci suñu kaw vraiment bokkul ak li ñu xamoon ci relation traditionnelle entre le Sénégal ak Arabie Saoudite li nga xamante ni par exemple tey wax na ko léegi muy affaire wahhabisme yaa ko laaj mu nekk question bu am solo noo fexee yow bi nga xamante ni yaay doomu soxna nekk doomu tarixa jaxasoo ak Arabie Saoudite yi nga xamante ni ñoom salafisme la ñu gëm xëy na amuñu ay tarixa noo def ba réussir loolu mu nekk laaj bu am solo réponse bi mu ci joxe mooy bi nga xamante ni jullit ñëpp moom la ñu war a yëg mooy islam moom benn la rek kullun laa yatajazza mënoon na ñëpp murid la ñuy doon mënoon na ñëpp tijaan la ñuy doon am na nu ñu gisee waaye nag bu ñu fàtte ni ñoo bokk laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu ku mu nekk ci yow wax dëgg yàlla da ngay jàpp ne Arabie Saoudite c'est un pays frère Sénégal aussi vraiment réew la moo xamante ni réewu arab yëpp ko fonk du rek Arabie Saoudite mais réewu islam yëpp dañoo fonk Sénégal puisque 95 wala 97% ay musulmans ci Afrique loolu dafa rëy ci monde islamique yaakaar naa loolu moo may Sénégal mu nekk un seul pays bu ñu may mu organiser conférence islamique aussi fii ci Sénégal 2 fois loolu vraiment bëri na loolu vraiment loolu lay mandargaal li nga ko mujj laaj aussi vraiment te mu wax ko aussi mu jëm ci affaire jigéen xale yu jigéen yi jëm foofu di fa liggéey bon yi ñu ni léegi esclavage ñu ngi koy accuser Arabie Saoudite ak yu demee noonu man en tant que journaliste dama ci def investigation wax naa ni bi ma ko yégee dama ni daal dama naan tekk parce que nag vraiment Sénégal nag moo ma gënal fépp nag bu fekkente ni lii ñuy wax ni am na wax dëgg yàlla man moom loolu du ma ci ànd duma ci ànd ëllëg te nag dinaa ko xeex def investigation dem naa ba Arabie Saoudite laaj naa ay nit dem naa ci ñi nga xamante ni maktabu istiqdaam la ñu yore bureau yi nga xamante ni dañuy jëli ay chauffeur ak ay ay xale yu liggéey ci ay kër di leen indi Arabie Saoudite waxtaan ak ñoom mais man li ma gis mooy Arabie Saoudite ci boppam bëri na ay famille yoo xamante ni ay victimes seeni mbindaan lañu ña fay nekk di liggéey ay victimes la ñuy doon ñoom am na bon yoo xamante ni ñuy jógee Indonésie ñi jóge fële ci Éthiopie am na indonésienne boo xamante ni benn xale doomu patronam la rey waaw am na ku ñuy wax Umu Ahmed fexe nañu ba jokkoo ak moom laaj ko mu wax ni moom yaayam dafa mag mu wutal ko benn xale bu jigéen bu jógee Éthiopie pour mu koy topp tool ndekete ñoom bu ñu xëyee liggéey moo borom këram rek xale bi day drogué mère bi pour mën a féex nekk ci lu ko neex rek nga xamante ni mère bi mu feebaree bi ñu koy yóbboo analyse yi ñu def moo génne ni mère bi dañu ko doon drogué am na ku ñuy wax Umu Hamza li mu wax mooy moom xale bu jigéen bi mu yoroon pays africain yi kenken yi la jóge woon dama xamatul fan la xaw ma jàppatuma ban tur la waxati dama xamatul Éthiopie la xaw ma ban réew la waxati xaw ma ba Ouganda dafa ñëw nee na xëy dem daw
bi mu dawee mu jaaxle trop wër ko fu nekk dem police ñu wër ba gisuñu ko xamuñu fan la dem nee na mu dugg néegam gis benn agenda gis ci benn numéro téléphone woote bi mu wootee benn copain wu ndaw si moo ko wuyu bi mu ko wuyoo après ñu dem jëli ko jàpp ko ci enquête bi mu leer ci ni moom kooka aw faram la boo xamante ni moo ko jox plan bi nga xamante ni moom la rëccee te ndaw sa borom jëkkër la am ay doom ak yépp waaw Sénégal nag man li ma gis aussi mooy suñu xale yu jigéenu Sénégal yi liggéey yi nga xamante ni moo am ci monde arabe xam naa ne bëgg nañu ko parce que xëy na réew mi metti na waaye moom gënul ci ñoom puisque sénégalaise bokkul ak africaine yu bëri bokkul ak nationalité yu bëri sénégalaise dañoo xaw a fier ci seen bopp dañu xaw a am li ñu tuddee ak réew tuuti ci olof li indonésienne di nangu éthiopienne di ko nangu foofu gëm naa ni sénégalaise du ko mën a nangu te bu ñuy dem ñoom ni ñuy déggee bu Arabie Saoudite réew mi kat moom vraiment pétrodollar pays du golfe la Arabie Saoudite pays bu riche la bu ñuy dem ni ñuy imaginer Arabie Saoudite mosuñu faa dem mosuñoo voyager bu ñu demee ak réalité ba day wuute bu ñu demee li ñu njëkk am mooy dañuy njëkk am déception bi ñuy njëkk am mooy bu ñu nekkee bu ñu xasee ba dugg duñ génn boo ko imaginer léegi su ma demee Arabie Saoudite kat damay sol sama jean jël sama téléphone dem weekend dem taxawaalu ji ci marché yi dem ñëw loolu amu fa sa sol lu gàtt loolu amu fa ñoom sax seen doom yu jigéen ñoom saw jëy seen bopp ak seen soxna yi sax loola duñ génn donc loolu boo fa nekkee rek te tàmmoo vie boobu di nga teel a di nga jaaxle di nga tumranke di nga yëg loo xamante ne wax dëgg yàlla boo ci waroon ne léegi ñu lay liggéeyloo fóotal fii yuuxu la fii demal passé fële da ngay daal di gis sa bopp am na ñoo xamante ni ci yenn nationalité dañu koy nangu mais sénégalais moom gëm naa ni sénégalais yi man bu ma si yoon vraiment alors bu ñuy dem it nañ tànn famille yoo xamante ni ñu xam lañu comme Abo Sultan Hazal Moutayri la tudd maa ngi waxtaan ak moom mu ni moom yóbbu na benn xale bu jigéen bu ñuy wax Fama jële ko Sénégal mu dem neen de def na seen kër ci Riyad def na fa 3 ans ñetti at contrat am jeex mu ñibbisi bi mu ñibbisi indi na xaalis ba takku macha allah li ñu ko doon fay ndax ñoom li ñu lay fay salaire yi doo ci def dara nee na pâte dentifrice sax ñoo koy jëndal savon ñoo koy jëndal léegi bi mu ñibbisee commencé tabaxal yaayam kër contrat bi jeex na mënut a dellu nee na ma tout le temps xale baa ngi ñëwaat ci man pour bëgg a delluwaat am na xale bu mu yóbbu boo xamante ni moom chauffeur la ko jël ba mu demee nee na li ma njëkk a def mooy dama ko jëndal oto moom ni ko oto bi nag yaa ko moom weekend boo demee ci sénégalais yi fi ñu nekk ambassade ba wala sénégalais yi so oto la yaa ko moom oto bii nag sama doom yi bu ñuy jàng rek yóbbu leen école di leen indiwaat bëri na ay sénégalais yoo xamante ni ñu nga fa nekk di liggéey ñu leen di fay amuñu problème bugg ñu sax a ñëwati waaw donc bu fekkente ni am na du ma dàq di loolu amul mun naa am mu am mun naa am sénégalais bu dem tombeek famille boo xamante ni famille bu baaxul la ñu maltraité ko wala ñu jëflanteeg moom loo xamante jëflanteeg boo xamante ni jaaduwul loolu mun naa am c'est fort possible comme ni muy amee Sénégal di ko amee France di ko amee partout am na ñoo xamante ni ñoom bon pour ñoom waruñu sax a bokk ak moom lekk te sénégalais yi ma dégg yi ma fa gis man laaj leen ñoom nee nañ ñoom famille yi ñu nekk ñoom sax ñooy bokk du nangu sax ñu ber leen bu ñuy lekk ñooy bokk table ñooy lekkandoo ñooy defandoo lépp ñoo xale yu jigéen ñi ñooy bokk di fanaan bu ñu toogee bu bëgg a umra ji ñu jox leen chauffeur yóbbu leen ci xaram ba ñu def seen umra bu ñu bëggee dem Médine ñu yóbbu leen Médine donc yaakaar naa ni vraiment ni léegi kat Arabie Saoudite ba esclavage moo fa am wax dëgg yàlla loolu di ko wax sax nit ñi vraiment da nga leen a yeb quoi waaw parce que nit ñi dem nañ fa xam nañ ko ubbeeku nañu bu baax a baax a baax aj gi ak umra bi tax na ñoom xam nañu étranger yaa ngi dégg te it ka fa nekk aussi vraiment si Moustapha wax na ko léegi son excellence muy Salman vraiment buur bu maandu la bu naroon a am moom ci waxu moo koy njëkk a bañ waaw te bu leen fàtte ni aussi suñu droit de l'homme yi li mu amee Afrique ni mu amee Sénégal noonu la amee Arabie Saoudite am nañu association des droits de l'homme boo xamante ni day topp yi ci kër yi di xool ñi ñuy tooñ moo xam chauffeur lañu moo xam ay mbindaan lañu moo xam lu ñu mën a nekk bu ñu leen tooñee am nañ droit def seen plainte yóbbu ci ñoom dañ koy régler am na ay garaama ay amende yoo xamante ni teg nañ ko àgg na ci ba ci koo xamante ni dañ laa jox da nga yor mbindaan sa kër wala chauffeur wala bu étranger bu mën a nekk nga koy liggéeyloo soo ko dee maltraité mun na àgg ba ñu ngi leen di ko fayloo 2000 rial après 5000 rial bu dakkul dem mën dem ba léegi doo ko amati dañ da koy xañ abadan duñ la joxati chauffeur bu jógee bitim réew doo am mbindaan mu jógee bitim réew loolu ma ngi fay am ñu ngi koy doxal bu baax a baax a baax li may proposé nag pour jeexal
mooy nañ ko organiser rek parce que Sénégal xale yi bëgg nañoo liggéey te wax ji bëri na tuuma yi bëri na trop nañu xool ñi nga xamante ni ñoo yóbbu xale yi ñu organiser ko nañu fexe ba mu am benn structure boo xamante ni moom rek moom mooy am droit organiser ñi bëgg a nekk chauffeur ñi bëgg a nekk bon dem liggéey muy jaar ci ñoom ñu coordonné ak ambassade bi ne fii ambassadeur bi nit ku baax la ñu fi nekk di liggéey ñu baax lañu ñu bëgg Sénégal lañu ñoom it ñu coordonné ak consulat Sénégal bi nekk Jeddah ak ambassade ba nekk Riyad ñu fexe ba xale bu fi jógee dem àgg fa ñu xam sa adresse di oote di nemmeeku ba xam yaa ngi ci jàmm wala nekkuloo ci jàmm mais bu ñu ko bàyyi rek mu ubbeeku ku nekk di organiser xale yi ne ci àll bi am na ñoo xamante ni dëkk yu sor lañu nekk ñu dégg dañoo bëgg a liggéey nga jël leen rek yóbbu leen fexe ba waa ji yónnee visa ñu dem bu ñu demee seen passeport duñu ko gisati ñooñu wax dëgg yàlla loolu vraiment nekkul organisation te problème rek lay indi je crois bien que xañ ko xale yi baaxul ndax seen wërsëg la parce que am na ñoo xamante ni ci dañ tabax seen kër kii sultaan wax Abou Sultan Haza al Mutayri nee na dem na ba bi mu ñibbisee ma ngay tabaxal yaayam kër léegi li mu bëgg mooy ñu renouveler contrat am na benn Gambien boo xamante ni ci famille Ali Cheikh la doon liggéeyee def na Arabie Saoudite 15 ans doon liggéey bi mu demee ba jëm mag demande ni moom dafa bëgg ñibbisi ñu defal ko boo xuru nihaa yi mu ñibbisi Gambie dafa toog ba mujj gi soxna si ak xale yi mu doon yor bi ñu màggee ñoon daal moom bi ñu bëggoon mooy mu ñëwaat ndax dañ ko nam couple bi ñoo jógee Arabie Saoudite dem ba Gambie dem nañ ba ci président bi toog ak moom wax ko ñaan ko di ko léegi kii dañoo bëggoon mu jël si parce que vraiment wax dëgg yàlla dañ koo namm dañ ko bëgg xale yi moom lañ xam moom la ñu miin ba finalement dem na ba nekk mag waaye dafa mujj demaat jógee Gambie demaat foofu pour nekk donc fépp fu am réew mu nekk am na ñu baax am na ñu bon bul jàpp ay quelques personnes yoo xamante ni xañ na ñu baadoola la ñu jëflanteeg ay bindaat jëflante wu ñaaw la rek nga bëgg a àtte tout un peuple soo ko defee vraiment tooñ la te tooñ baaxul wax dëgg yàlla yaakaar naa daal vraiment bu ñu ko organiser teg ko ci yoon mun naa nekk solution boo xamante ni xale yi dinañ jëriñu ba pare aussi ña fa nekkal Sénégal dinañ leen topp ba duñ fa am benn problème incha allah. Cheikh Fadil de commentaire yu am solo yi nga def am na solo waaye tamit da nga ñuy wax lu am solo mooy boo déggee benn mbir doo dégg tëll rek na matt ga damm na da nga war a def gëstu seetantal man li ma doon dégg nit ñi di wax loolu dama ne ñi ngi wax li respecté wu ñu nit ñi parce que même fii ci Sénégal am na kuréel yoo xam ne dañ ko fee sos pour xeexal booy bon yi ak booy yi seeni àq ñu leen di maltraité fii ci réew mi ñu sonn ci ñu am na ñoo xam ne ñu ngi leen di géeloo duñu leen fay am na ñoo xam ne seeni patron ñu ngi leen di teg naqar fii ci Sénégal mais loolu du ñëpp noonu la Arabie Saoudite mel mais doo jël ay cas isolé bu ko def qaida amma mu nekk mel ni Arabie Saoudite noonu la mel vraiment loolu dafa ñaaw tey tamit maandu teew ku maandu warul doxalee noonu góor gi lan ngay commenté ci loolu. li ma si commenté mooy lenn man am na ñaar fukki at ak juróom réew arab yi nekk na ambassadeur ñaar fukki at ak ñaar sama ndaw li ci ëpp foofu maa ngi passé ci nag ci arab yi donc lu fa war a xew xam naa ko lu fa war a mën a xew xam naa ko lu fa xew xam naa ko maa ngi fàttaliku ambassadeur Turquie dafa ñëw di ma seet si ma nekk bi ma jëkk rek Arabie Saoudite alors mu ñëw ma recevoir ko ci salle bi toog ñëw na UG ubbil ko ba mu dugg ba ci salle ba toog ma toog mu ne man dama amoon rendez-vous ambassadeur bi ma ne man la yow la ma ne waaw comment muy ma ñun suñu réew balaa ngaa nekk ambassadeur da nga am plus de 40 ñoom 50 ans kii nangam yow ñaata nga am ma ne ko bul laaj loolu ma ne ko l'Afrique est jeune moo tax mooy am ay ambassadeur mu wax lii sax moo baax ndax nekk ambassadeur quelque année nga retraité baaxul yéen ni ngeen def moo baax comme ça nga mën ci yàgg lu dëgg kon lu fa bari xam naa ko lu mu ne xam naa lépp Arabie Saoudite daanaka réew yi ma xam muy ëpp étranger soo demee Makka ci boppam xeet Afrique yëpp ñu nga fa
Sénégal Côte d'Ivoire Mali et cetera. ak Pakistan Philippines Bangladesh et cetera. seen jàkka yi sax ñu bëri étranger yi ñoo koy jiite. jàkka yi ñu si bëri étranger yoo koy jiite. waaw te bari na étranger réew mu am étranger comme Arabie Saoudite gisuma ko fenn. ñi ci ëpp diine ji mën na fa yóbbu. ñeneen ñi réew mu riche la. waaw comme mu am alal. comme mën na fa yóbbu. waaw te ñoom saoudien yi. li xew fii xam nga fii Sénégal. da nga am ay mbindaan yi Sénégal. waaw léegi nga xam ne mbindaan moo xam sa mbokk la. ñoom seen i xeet ñoom xamuñu mbindaan. benn naar du liggéey pour moromam. moo tax seen mbindaan yëpp. ak seen portier yi seen ñi léegi defar jardin yi. étranger lay doon. moo tax mu ëpp étranger. waaye wax dëgg yàlla. ségrégation bi ñu wax. mosuma ko yëg foofu. waaw doog dëgg yàlla mosuma ko fa yëg. ba tax na nii oustaz Fadil wax. mbir lu yéeme la. te it lu ñu war a wax ba mu dañ la. xam nga communication dafa am solo. communication dafa am importance lool. ñoom nag duñ communiquer. mooy defar mooy yàq ñoom du ñu communiquer. arabe moom communication loolu mooy seen problème. du ñu communiquer. du ñu lay yi du ñu leeral. wax na la fii ne la réew mi Arabie Saoudite waroon na am beneen xar kanam ci Afrique. ñëpp xam ko. ñëpp di jëriñu foofu. ñëpp am fa lu leer. waaye amul. waaw yeneen réew arab yi it. ñenn ñi woy bon mais dañoo talent rek mais ñàkk nañ ko trop. te arab yi ñooy suñu mbokk. waaw ci wàllu diini. président Senghor bi mu demee. tournée boobu ma lay wax. daf leen ni. ñu ngi ko ci benn conférence de Koweït conférence de presse au Koweït maa ko doon tekki. mu ne leen yéen arab yi. na ngeen xam ni le Moyen-Orient c'est le prolongement de l'Afrique. et vice versa. noonu la ñu yàlla boolee. bon alors ni mu ne man su ma demee ci européens yi du ma yëg sama bopp. mais su ma ñëwee ak ci naa dama ko yëg. pourquoi parce que maa ngi dëkk ci réewum jullit juddoo fa. alors seen alal ji ngeen jël. di ko yóbbu dans les banques euro-américaines. balaa yàgg ñu fexe leen ko. ñëw leen ngeen investir ci ñun. ñun am nañu matière première. am nañu fer am nañu lépp am nañu suuf yoo xam ni. nangu na ci mbéy. kaay leen ngeen dimbali ñu liggéey. bu ngeen soxlaa. denrée alimentaire ñu jox leen ko. waaye yéen a ngi nii léegi yéen a ngi jënd yàpp Australie. ak ni mu soree. yéen a ngi jënd ay façon léegi bari faneen te ñun ñu gën a jege. su ngeen ñëwee investir ci ñoom. au retour. ñu jox leen denrée alimentaire. jox leen matière première. yéen a ngi jël fer Argentine. te ñu am nañu fer am nañu lépp. loolu ta boo ko defu nag. c'est alal yi ngeen dénk. dans les banques américaines. daañu leen ko xeexee. ñëw na. les deux guerres du Golfe. loolu koy indi. ñëw américain formé benn coalition internationale. ba pare ñu jox leen facture. roi Abdallah yal na ko yaa yërëm. bu nekkee président mu togg moom. mun ma fii ba ñeenti at dañuy fay ay bor. ndax américain yi bi guerre bi pare ba ñu ba irakien yi jënd Koweït. dañu woon facture tant de milliards de dollars ñu koy fay. waaw arme yi ñu jaay ak man ak li sa nga dox ñëw na. dëgg la par conséquent. waaw góor gi xam naa ne thème bi moom dafa am solo boo xam ne ay émission sax du ci doy. waaye temps bi ñu amoon moo jeex. léegi fi réew mi toll sa diine ji sa mbokki sénégalais yi. sa diggante jullit yi yëpp rafet sa këru tarixa yi mën nañu wax ne kër gu ne yow yaa ko moom. alhamdulilah sa diggante association islamique yi rafet nga nekk insaan muxtaram mahbub ci ñëpp macha allah. alhamdulilah waaw léegi yan kàddu ngay jëmale ci sa. kàddu yi may tàggoo rek mooy Sénégal nañ dellu cosaan. suñu maam yu baax yi suñu. kilifa diine yu baax yi fi indi lislaam jàngale ko tasaare ko nañu dellu ci jikko yooyu waaye léegi Sénégal lépp de politique la politique boobu bon nag politique bu saagante boddante attaqué xaste te xamuñu ne xaste c'est très grave
loolu li sa wax ci xas yi ku xas sa nawle ko ñu dóor la lan juróom-ñett fukki yar waaw dóor waaye diw sàcc la diw nangam la diw nangam moom la ngay dégg je crois que la classe politique ñoom ñëpp laax nag yàq nañu Sénégal fi mu nekk yàq nañu ko trop te ñi ko loolu ñan la moo ñu jëpp politique métier politique du métier waaw sëñ Cheikh de yàgg na ko wax politique du métier waaw soo nekkee politique bi nekk nga ministre nekk nga président nekk nga député nekk nga nangam waaye boo si jógee demal def leneen xanaa ba nga ñëw def am na loo nekkoon béykat ga wala tailleur ga wala jàngalekat ga wala avocat nga demal ci loolu waaye su fekkee ku génn rek ci nguur yi ni fukk rama ci dellu si waat ak lu mu mën a jaral loolu moo ñu def politique professionnelle loolu moo yàq na réew mi fi mu nekk yëpp ay politique coow li ba goo xam ngay dégg caaxaan yi wax xama wax sa xalaat xama lan lan xasante saagaante yooyu émission jëruñu dara politiciens yi dem ci seen bopp lu ñu daan xam ci un homme politique homme politique laa wax homme politicien da ngay ñëw indi sa programme lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg ñu mu doy ñu adhéré ñu mu doy nga sax yam-jàmm mais non loolu amatul léegi saagante xasante yàqante rek mu fi nekk loolu ngay dégg suba ak ngoon moom nga jàng ci presse bi c'est vraiment dégoûtant c'est vraiment nekk kenn xamuloo lan la Sénégal toll na foo xam ne fii dañu dellu gannaaw suñu aada yi suñu cosaan yi ñu dellu ci respectante mayante yar mayante teggin loolu mooy Sénégal waaye lii ma gis nii suñu ko aatoo kenn xamul fu mu yëm waaw donc yàlla na yàlla defal Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm saxal fi sutura xool yi déggoo ñëpp jaajju dellu ci yàlla su ko defee Sénégal mën a continuer aw yoon wu rafet mi nga xam ne ci la ko mag ñi tëraloon yàlla ñu ko defal bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbal jërëjëf Cissé Ndiaye mbokk yi kon tey li moo nekkoon seen émission Al Amine ñu defee si ko fii ci Sacré-Cœur kër son excellence El Hadj Moustapha Cissé Pire xalif général bu Pire lii rek la ñu bëgg parce que tamit fa la ñu nekk wala kër gi ñu nekk di 2STV yéen lañ fa nekkal donc lépp lu ñuy def rek da ngeen see am cër da ngeen léeg-léeg war na baax ñu ñëw seet si leen ngeen orienté ñu lu baaxul ngeen jubbanti ko defal ñu ñaan parce que li nga wax sànq dafa am solo parce que li la seen Cheikh waxoon ne boo échecgee doomu daara yëpp a échec waaw ñun tamit lii ñuy def ni di yëngu ci média bu ñu échecgee doomu daara yëpp a échec kon dafay baax yéen say seet si leen tamit nga sagal ñu jàppale ñu ñaanal ñu dina am solo def naa nag tey moom kër Cissé laa ñëw mais gisaguma añ bi ba léegi